Ce communiqué du bureau de Youssou Ndour qui met en garde l'opinion publique et particulièrement les candidats à l'immigration contre un faux document intitulé Immigration Italie-Afrique 2020-2021 indiquant sur Internet les conditions de voyage et de travail en Italie. Le bureau informe que M. Youssou Ndour n'a aucun mandat de l'UEMOA et que la signature sur le document n'est pas la sienne. M. Ndour n'est mêlé ni de près ni de loin aux dits documents et est convaincu que les signatures et les cachets apposés sur le dit document sont tous faux. Aussi, il invite l'opinion publique à ne donner aucune suite favorable et ne débourser aucune somme en contrepartie au titre de frais de dossier et récupération de formulaires de contrat. Invitant à la prudence, le bureau Youssou Ndour déclare dégager de toute responsabilité en cas d'escroquerie avérée. Ñu leen di wax rek di ko tënk ci wolof ne dafa am benn bataaxal boo xamante ni dañ koy siiwal di wax ne kii di Youssou Ndour dafa am mandat ca UEMOA di xamle ne képp koo xamante ni da ngaa bëgg a tukki ca réewum Italie Afrique 2020-2021 mën nga caa bindu ba ñuy wut ay yoon yoo xamante ni ñoo ngi koy taxawal ngir di ca joxe ay koppar ngir dem moo ngi leen di yëgal ne nag bokk ci yëgu ko te amul mandat UEMOA tamit te moo ngi dégager responsabilité am ci képp koo xamante ni nax nañ la ba dugal la ci mbir yooyu donc ñuy invité opinion nationale bi yëpp rawatina ndaw ñi à la vigilance te di ñaan yàlla mu def ci Sénégal jàmm jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi foo ngeen toll ci àdduna rek Khadim Gueye fekk na leen fa ngeen nekk ci globe bi di leen nuyu ak lii waaw bii moom nee naa leen ba ca kanam anatana jàppal fii foo toll jox naa la conce bii di la nuyu anatana mbir mi jàll wala mu wàññeeku bu baax a baax ba sotti ko wuuteeg fii ñu nekk ci Italie nga xam ne saa suñu yeewoo rek mbir mi deuxième vague bi ni ñu koy waxee mu ngi di ñu sonal waaw ñu ngi ci ay plus de 500 morts par jour plus de 20 000 cas par jour donc loolu lu ñuy café moo tax li may départ toujours samay vidéo mooy di leen sensibiliser di leen fàttali rek ne mbir mi du ay fo du ay kaf mbir mi économie réew mu ngi ci du n'importe quoi fi ñu nekk ñi ngi tëj restaurant yi tëj bar yi tëj du n'importe quoi concert yi tëj cinéma yi tëj lu nekk li nga xam ne si mooy yor économie réew lépp ils sont obligés ñu tëj ko ngir rek wér-gu-yaramu doomu aadama donc buñ demee ba Sénégal googu demoon nañ ba cas yi wàcc presque à zéro ñuy wax ay 10 cas 5 cas par jour ñu ñëw ba ay 80-90 cas par jour donc war nañ xool suñ bopp ñu xam ne defaluñ ko gouvernement mais dañ koy defal suñ bopp voilà defal ko suñu njaboot defal ko lépp loo xam ne si mooy suñuy parents parce que on est tous des parents ñun ñëpp ay sénégalais lañu voilà bu fekkee dañ koy xool ci réew mañ bokk ñun ñëpp ak fuñ tarixa buñ mën a bokk ak ethnie buñ mën a bokk ak ñun ñëpp on est tous des sénégalais donc nañuy respecter mesures barrières yi masque bi ñu bañ di ko fooye di ko takk kutewuñu dara dem bañ leen di obligé ngeen koy def par force di leen ci bindal ay contravention ndax sa wér-gi-yaram yow moomu naan gëmoo kook yow moomu yaakaar ne affaire bi ñee lay touché Europe la nekk wala Amérique ñun suñ yoon nekku yaa ngi nax sa bopp voilà te nag gouvernement bi nañ gën a def ay contrôle ci aéroport bee cas importé yi dafa war a dañ bu ngeen gisee cas importé di ko indi mooy ay document yu faux yii kii test la waaw jëmm ji da koo def waxu leen kañ lay ñëw nag mais boo leen xoolee test bi xam ne warut a yàgg donc nañuy respecter lii te nañuy xool yu faux ya ak vrai ya voilà ñi yor vrai yi ñu bañ leen téye ci aéroport yee ñu yor faux ya ndax bañ a fay fii lu bari gouvernement bi nañ def système yoo xam ne daañ leen mën a contrôler ba ñii duñ ko jële ci Europe yii yi indi ci Sénégal gee kooku defe naa ne devoir la ñu di koy wax man ne du ma ci sonn ci di leen sensibiliser kum neex baax na ñeeg naa mooy sonal nga ñu ci affaire coronavirus ñun touché wuñu da leen di touché parce que yéen amul leen lu leen di wax lu dul toog def lu leen neex
wàññiwu leen xew yi yaa lépp lu leen neex ngeen koy def bu problème amee na ngeen ne état Sénégal la le chef de l'état nee na leen gis nga deuxième vague bu ñëwee fii suñu réew suñu économie attanu ko économie boobu bu daanoo bu leen fi nekk di kaas amuñu lekk ñoog naanu ñoog dugg na fi génn déjà yéen leen jooy ay problème boo leen ñëwee bëgg ci dolli yeneen yoo xam yéen a ko créer seen bopp bu leen attaquer l'état sénégalais ok kooku dafa waroon leer tey nag ñaari sujet laa war a ñëw di ci wax benn bi ñu bari ñu may bind naan mën naa wax ci li nga xam ne si mooy lëmbe Sénégal actuellement mooy li nga xam ne xewoon na ci ki nga xam ne si mooy centre de redressement yooyu nga xam ne si Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni moom moo ko géré waaw moom mooy leader ba ni ñu koy waxee voilà bala may agsi ci loolu nag dafa am benn note boo xam ne daf fi génn ci fan yi y a de cela 2 mois mi ngi commencé mi ngi tourné mais jëlewuñ ko woon lu sérieux mais tey jii dem nañ ba xam ne c'est quelque chose de très sérieux mooy ay groupe boo xam ne dañu ay arnaqueur lañ ay sàcc ay truand yoo xam ne si dañoo jël un document officiel ñu jaarale ko ci réseaux sociaux yi jaarale ko ci internet bi di wane que ne ñaar lañ ci cité ñuy ay personnalité kenn ki mooy Ben Idrissa mu nekk ki nga xam mooy consul bu Napoli bii deuxième ba benn personnalité boo xam ne si ñu ngi koy wax monsieur Youssou Ndour di artiste planétaire boobu nga xam ne si ma nga ci Sénégal ñu jël turam def ko ci loo xam ne si ñi ngi arnaqué te Youssou yëgu ci woon dara benn mais nee na yëgu ci dara voilà ñu am ñoo xam ñi ngi laajte ay xaalis ne gouvernement Italie bii ma nekk di wax ak yéen actuellement dañoo soxla plus de 500 personnes ok donc à travers Youssou Ndour lañu wax et Ben Idriss bi nga xam ne si c'est le consul de Napoli voilà ñoom ñooy recruter nit ñooñ nga xam ne si à travers la fondation de Youssou Ndour et benn ñoom ñoo ci ànd ñoom ñooy recruter nit ñooy di leen laaj 25 000 francs CFA Sénégal ku ko ci am daañ la wutal visa boo ñëwee Italie daañ la régleel sa si daañ la wutal fooy dëkk wutal liggéey wutal la lépp donc ñu ngi ciy woo lépp loo xam ne ay jeunes lañ lool rek lañ laaj ngay verser pour que ñu mën la indi Italie loolu nag ay fake la ay fen la ay kàcc la dara amu ci Youssou Ndour yëgu ca dara ne xam ngeen ne Youssou Ndour du dox yu ñàkk fayda yooyu ñàkk fulla yooyu voilà donc jël turu nit te document bi boo leen ko gisee dafa naa ñi ci bari ci yéen gis nañ ko mi ngi circuler boo ko gisee dafa mel lu original la parce que gis ngeen tampon yi suuf ONG bu Youssou gis ngeen Ben Idi ñu defal la li nga xam ne si mooy tampon ak signature am loolu du signature am lii du tampon Youssou Ndour du signature Youssou Ndour du signature lu bokk ci Youssou Ndour tanto que man déggoon naa ko ci lu mat 1 mois ci ginnaaw mais dama foogoon ne ay fola nii mais tey yi ñu dem ba dëggal ko gars yi ñu ngi ci encaissé xaalis bu dul jeex donc yéen Sénégal yéen ndawi Sénégal képp koo xam ne sa doom day voyage bu ñu la laajee 25 millions yi ne la kii ak groupe bu Youssou Ndour wala Ben Idrissa ñoom ñoo géré lii dañ lay garanti li bu ci def sa xaalis ñi ko ci def ba léegi nee naa la perte nañ ñàkk nañ dara gouvernement Italie bii tal nañ leneen on a plus de 30 000 cas par jour on a plus de 600 morts par jour tal nañ leneen lu dul nañ dañuy wut Sénégal ñu ngi fa indi ñu ñëw di liggéey fii ñi fiy liggéey sax ñu ngi leen tëj ci kër yi boo ciy dem di liggéey ku si néew da ngay am autorisation pour dem liggéey ok boutique yeeg restaurant yeeg lépp tëj nañ ko wala am na ay heures yu ñu la ci jox selon région bi nga nekk donc jàpp leen am nañu ko jot a jaarale tey jii heureusement waxtaan naa man mii yónnee naa ko joo xam ne ñu jege Youssou Ndour lañ def nañ ci benn communiqué bi di leen ci remercier loolu pour que wax leen ne Youssou il dégage ses responsabilités ñu ngi koy citer le ministre des Affaires étrangères et tout donc man damay solliciter le gouvernement sénégalais le ministre des Affaires étrangères mu enquête
dem ci ressources ñi nga xam ñoo divulguer sur internet document boobu ñu jàpp leen jox leen leçon xaalis bi ñu récupéré woon ñu delloo ko képp koo xam ne si fayoon nga seen xaalis boobu jaar ci utiliser turu Youssou Ndour utiliser turu benn Idrissa mais nga xam mooy consul bu Napoli ñoom yëguñu ci xamuñu ci dara ànduñu ci dara tampon yooyu ngay gis signature yéen ngay gis kenn reconnaître ci boppam kenn moomu ko ci donc loolu dafa war a leer ay dóor la ay arnaqueur lañ ay escroc lañ ay sàcc lañ document bi boo gisee day mel ne lu officiel la buñ la ca waxee ministère des affaires étrangères wax la ca Youssou Ndour wax la ca benn rek nga ne lii lu sérieux la 25 millions ñu leen laaj ku ko ci defoon perte nga ko état bi nañ def ay enquête ku dugal document boobu fii ci internet bi xam nañ ko nañ fexe ba jàpp ñooñu dóor leen ci kaso bee xaalis ba ñu encaissé nañ ko delloo képp koo xam ne jëloon nañ ko parce que encaissé nañ ci xaalis affaire mi ngi tourné depuis 2 mois nee naa leen man mi moo koy doog a dégg dama defoon ne ay kaf la tey nag bi ñu ma ko joxee au niveau officiel ay audio yoo xam mi ngi jóge ci ambassade bu Sénégal fii ci Italie à travers Yankhoba def na ci un audio leeral na li ay dóor la ay c'est des arnaqueurs ay sàcc lañ képp ku ci defoon sa xaalis perte nga ko et j'espère que état bi mën a jàpp ñoo ñu mun leen delloo seen 25 millions yi Youssou Ndour yoonam nekku ci duggul ci ay tappale musta def ay tappale dafa nga ne Youssou Ndour dana dem ba toll fi mu toll def ay tappale yoo xam ne ay 25 000 francs la ñuy laaj nit ñi pour indi leen Italie gi pour jox la visa jox la foo dëkk jox la looy lekk jox la liggéey et tout falsité la soxlawuñ fi kenn woowuñu fi kenn Youssou Ndour yoonam nekku ci Ben Idriss yoonam nekku ci kooku dafa leer kuñ ci woor nag jox la laaj la nga jox la sa xaalis tu prends tes responsabilités ñoom def nañ tey bureau Youssou Ndour def nañ seen communiqué officiel boo xam ne si déjà mi ngi tourné ci groupe WhatsApp yi mi ngi tourné fu nekk ku dégg sama vidéo bi aussi na nga ko partagé ku la wax loolu xamal ne kon ay fen la dara amu ca loolu def naa lu waroon leer la deuxième bi mooy ñu bari ñi ngi may wax ma war a wax ci centre de redressement yi nga xam ne si Cheikh Modou Kara moom moo ko yor voilà man booba léegi waxuma ci parce que man nee naa leen du ma dégg tell ne damm na damay déglu ay wax fu wax ji jóge lu ko waral lan moo war a nekk ak lu warut a nekk ma wan a wax sama xalaatu bopp bi ma dégloo lépp Cheikh Modou Kara wax na ay témoins yu dul jeex génn nañ ñu def seen témoignage xam nañ ne lu état xamoon la am na journaliste yu bind la fii defetu état bi la d'une part je suis d'accord avec eux parce que toogoon nañ fi Cheikh Modou Kara waxuma la ci gouvernement Macky Sall bi mais bu Abdoulaye Wade woo na ko doon ko remercier ci affaire boobu waaye erreur ba fa am xëy na du erreur bu sëñ bi parce que bu la président woowee di la remercier ci benn affaire ça veut dire que ne li ngay def kët rafet nañ ko lu baax la te kooku képp kuy sénégalais war nga ko mën a nangu parce que gone goo xam dem na ba tëj ay waajuram kenn mënatu ko contrôler mu nekk violeur mu nekk sàcc mu nekk drogué mu nekk la gën a ñaaw koo xam ne dem nañ ba kenn mënatu ko contrôler faalewul ndeyam faalewul baayam faalewul kenn am jëmm joo xam mën a taxaw ak charisme bi mu yor am structure boobu mën a taxaw mën a wax ak ñoom à travers sa communication ba mën leen a convaincre ba delloo si leen ci yoonu yàlla di leen woo ci jëmmi sëriñ Bamba mi nga xam ne si moom lay wax Bamba fépp Bamba lépp Bamba merci waaw koo xam ne si xalaatul woon doomu aadama nga dem ba indi ko ci lu mel ne Serigne Touba lu mel ne yoonu lislaam lu mel ne diine mu nangu ko bàyyi lépp lu ñaaw lu mu doon def defe naa ne kooku dañ ko war a sant war koo gërëm kooku moo tax ñu war a remercier ki nga xam ne si mooy Serigne Kara Mouhamadou Kara Mbacké dañ ko war a remercier te leen di xamal ne ñu bare dañuy jël affaire bi di ko accentuer ci fi nga xam ne si mooy erreur ba ñii doon lañ leen maltraité won nañ leen fi ay photo ay vidéo gis naa ko man mi yéen ñii gis ngeen ko yoo xam ne si ci yenn centre ya am na maltraitement ñu fay maltraité kooku kenn waru ci ànd
kooku bu image yooyu ñu koy gis ci àdduna rek rafetul deru Sénégal defe naa ne loolu Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké gisul loolu te ñu bare dañ koy jàpp ba ko accentuer ci moom la moom c'est le responsable moral mais c'est pas le responsable physique. Macky Sall mee yor réew ma tey jii ca Ndar géej gee ca Louga ca Casamance ca Thiès fu ne lu tax ñuy teg ay ministre ñuy teg ay responsable ñuy teg ay DG ci ay société parce que dafa am nit ñoo wóolu nga jël nga teg leen fa ka nga teg ca société ba nag wala ka nga teg ca dëkk booba bu defee naka sudul noonu kooku responsable direct la yow responsable moral nga parce que fu ne nga nekk fa yàlla suñu boroom dong moo ko am moo mën a gis ñépp fu mu mën a toll tiim yu ñépp xam lu ñuy def ne Modou Kara boo gisee la muy wootee da ngeen war a xam ne lu mel nii bu amee waruñoo def ñi nga xam ne ñi ngi nekk comme ñi ne ci réseaux sociaux ñoo xam ne habituellement dañoo song yoonu murit dañoo song ay tarixa lépp lu tarixa def avant lii di am sax ña ngay attaqué tarixa yi di leen saaga di wax lu ñaaw ci ñoom ñooñu lu mel ni dañ koy jël def ko comme occasion unique bu ñuy utiliser contre tarixa bi wala tarixa be parce que mbooloo yooyu kat nekkul ci yoonu murit rek boo demee ci yoonu tijaan be am nga ko mbooloo mu mel noonu Moustapha Sy yor na ko Modou Kara yor ko fii voilà mais armée bii mu leen tegal leen armée pacifique la yoruñu ay arme yoruñu dara lu dul keroog bañ na ko buñ sol ay tenue militaire soluñu ko dañoo sol lu weex tàll loo xam noonu mu leen ko sëñ bi waxee mooy aljana yu weex lañ fay sol am naa droit nag 10 000 personnes sax ñu sol lu weex ñëw taxaw di tagg Serigne Touba parce que ci yoon woowu leen di yóbbu dama bëgg benn affaire au lieu ñuy xool rek ñooñ nga xam torturé lañu loo xam ne sëñ Modou Kara ci boppam la jëkk a naqari parce que li ma leen di wax ne fu ne nga nekk fa kooku yàlla rek moo ko yeyoo voilà donc ñam délégué ñoo defu leneen war te moom génn na fi wax leen ne képp koo xam ne defoo la war na yoon teg lan war a teg ci sa kaw muy responsable yam teg ñooñu wooye ay colonel ak ay commandant ci seen bopp ñooñu la ñuy def sëñ bi mënta ne fee ca këram di xam lan la ñuy def ci biir structure ba xëy na luñ ko mën a reprocher rek mooy waroon na mën a léeg-léeg mu jaar fa xool taalibeem yi ci yan condition lañ nekk loolu day d'accord naa ci te yaakaar naa ne moom ak woyef ga mu woyef nga xam ne moom zaayiram dafa zaayire ba léeg-léeg day ñëw neen ci temporaire bi la lii mais sëñ Modou Kara boo koy xool baatin bi nga war a xool bul xool zaayir si parce que zaayir si la muy sol ak na muy soloo boo toogee da nga ne ab sëriñ li ñuy yaakaar kaalawu sol dara yu rëy yor ak kurus di nàngam moom day ñëw solal la tenue boo xam ne tenue militaire lañ ko mën a wooye bien que du bu militaire mais moom neen leen bu sañoon régime militaire lay yor pourquoi par discipline bañ am discipline boobu moom lay incarner ci taalibe yi moom lay ñëw mbooloo mi nga xam ne si cheikh bi dana dajale da ngay gis bon charisme bi mu am ci ñoom parce que foofu la mbir mi nekk gis nga baatin bi sa waay yow muy xool xam nga fan la nekk ci sëñ Modou Kara mooy li muy incarner li nga xam ne si moom lay transmettre taalibe yoo ngeen gis mu leen di santloo sëñ Bamba ñu naan Bamba jërëjëf ñëpp àndandoo di ko def sol seen yu weex yooyu topp ci gannaawam kooku charisme boobu mooy point fort bi mu yor affaire bi nekkul structure boo xam mën nañ ne état ñu bari dañuy damay dégg ñu naan état bi mënoon nañ taxawal structure yu mel nii former nii teg leen fa c'est la même chose non mën nga jël structure bu mel noonu bul ci 100 nga teg ko fa mais boo amul leader boo xam ne si am na charisme boobu nga xam ne à travers sa communication moom mooy dugg ci bopp xale yooyu buy dugg ci bopp ñooñ nga xam ne lu bon lañ doon def ba tey ji buñ jàkkaarloo jëmm ji ak lii ko wër képp koo xam ne dañuy dem ba affaire bi da leen influencer dañuy bëgg a bokk te xam ne boo bëggee bokk ci mbooloo mii ma wër di sant Serigne Touba nii nga war a comporter wu nii nga war a mel kooko ka doon naan ak ka doon tox ka doon jël ay drogue façon bu nekk ka tëddoo ay wayjuram
dañ ko yóbbu ci contexte boo xam ne day dem ba il sera obligé day bëgg a mel ne ñii voilà te li ñu boo gisee nit ki sax ñu koy tuddee léeg-léeg tur yu baax dañuy bëgg mu jël juróom-ñaari jukko ci moom ok jukko yooyu li ko mën a indi mooy lii kii ñëw na nekk ab bandi boo xam ne dafa doon agressé ak di sàcc ak di rey nga indi ko foo xam ne ñii ñëpp ndeysaan mi ngi gis ñi ngi jàng ay xasaayit ñi ngi wax lu baax ñi ngi sant Sëriñ Bamba ñi ngi sant kilifa gi gis muy jàkkaarloo ñoom di leen wax même bu ñëwul ci structure ba ñi ngi gis ay vidéo yu muy def ñi boo xoolee sëñ Modou Kara location yi muy def sax da koy étudier Modou Kara fu mu taxaw di wax sax gis nga place bi mu nekk di ko wax rek communication la lu muy sol communication la expression bi communication la kooku du classique boo xam day toog ñu tegaleen àlluwa nga naan da ngay lire di sëkk ak di nangam déedéet day wax ak ñoom te ñu gëm ko te yow boo ko gëmul sax amoon ay doute boo gisee lii ko wër lépp da nga ñëw bëgg a bokk foofu parce que yow da nga bëgg dellusiwaat ci société bi te moom da lay wax ne boo bëggee bokk ci société bi da ngay mel ne ñii yaag ñoom wala ñoo la yéesoon démb ak bërki démb tey mel nañ ñii redressé wu nañ ñëwal nga bokk donc kooku defar na ay nit ñooñ muy defar dañ ko war a xool ci côté boobu waaw pañe groupe boo gis nag am na ci benn bu sànkar kooku c'est très normal voilà mais buñ jël groupe bu sànkar boobu rek bëgg jël pañe bi yépp ñu sàq ko sànni état am nañ seen responsabilité parce que lu mel noonu war nañ ko autoriser ak yépp Ablaye Wade bala mu koy ñëw di ko remercier waroon na ko ne sëñ bi kaay ma boole ak ministre de l'intérieur kaay ma boole ak ministre de la justice ñu jox la ay autorisation tegal la ay nit nga formel ma ñi nga tegal leen mais nga utiliser sa figure parce que li compte foofu figure sëñ Mountakha astaghfirullah sëñ Modou Kara yi mooy li am solo du ñeeka représenté ci fait mais figure am charisme bi leadership bi mu yor wax nu muy communiquer ak ñoom nit ñi mën koo jël voilà woyefal boppam nekk armée de la paix bañ na ko ba gis nga wax day wax ay waxam léeg-léeg mu dóor fi benn affaire boo xam nit ñi dañuy tiit le lendemain day génn ñëw fii mu jéggalu def na ko tout récemment kooku ku am woyaf kuy dund ci paix kuy dund ci jàmm moom mooy nangu loolu bu ko neexoon day taxaw fii imposté boppam taxaw défier l'état ne leen xoolal ñii ñëpp sama gannaaw lañ ne xeex indi Sénégal taal ko moom loolu taxu koo jóg defar ay nit woo leen ci yoonu sëñ Bamba la soxla man mii wax ak yéen sama rakk ju ma bokkal ndey ak baay di sëriñ Mara Gueye nekk fee ca Ndar Modou Kara mii daawaati jéeg dem naa mu wax ma ñaari jàllaa bi ne ma sëñ Modou Kara moom ko yónnee ci jàng yi nga xam moom lay jàng an bu te at mu nekk sama rakk jooju jàng yi muy def ca Ndar Modou Kara munta ñëw waaye dana yebal doomam ba mujj ba taawam la fa yebal mu ñëw joxo ko voilà xam na kuy sëñ Mara Gueye cheikh bi maa ngi lay jaare man mii maay magi sëriñ Mara Gueye maay xalifam waaw xam na ko waaw donc bu ñuy yu mel ni amee dañuy xool côté positif bi pas ñu jël ñaari cas ñetti cas yu am rek ñu bëgg yàq liggéey bi nga xam def na ko parce que am na ay délinquants yoo xam ne seen ndey seen baay seeni mbokk mënatuñu dara ci ñoom kaso bee bu ñu leen yóbboo ci Rebeuss dañ leen di gën a yàq mënuñu dara ci ñoom mais état bi bu jëloon ku mel ne Modou Kara yi ne ko gone yii damaa bëgg au lieu mu tëj leen ci Rebeuss gii sëñ bi nga teyal ma leen yóbbul ma leen ci àll bee ñuy bay lii nga xam ne Sénégal mën na ko dundee sëñ bi nga leen di jox salaire ñoom ñuy fayu duñ jël ay gaal yi ñëw fii ci Italie gii di dagg ay tamaate ci soble mën na leen ko defloo fee parce que waxam am na leadership boo xam ne bu leen joxee ndigal daañ ko def bu boobaa gone yooyu dana leen jox luñ teddee teral seeni wayjur luñ doon wut si fi daañ ko am foofu kooku état bi dañ ci xalaat te bañ a jël sëñ Modou Kara mi foye ko naan dañ koy tëj ci ay kaso dañuy wut luy neex yenn golo yi ne ci réseaux sociaux yi di yuuxoo ñoo xam ne avant lii sax ñu ngi fi newoon di dénigrer moom moomu sëñ Bass Abdou Khadre ak ñeneen déedéet nañ xool lu jariñ sëñ Modou Kara lim sopp ci ay doomu aadama ñooñu ko wër armée boobu ña ci nekkoon ay ñañ jàpp ne agresseur lañu woon ay raykatu nit lañu woon ay sàcc lañu woon di n'importe quoi tey jii amuñu lenn lu dul
Sëriñ Tuubaa jërëjëf di ko wax di jàng xasida yi Sëñ Bamba di jaamu yàlla bàyyi nañ lépp lu ñaaw lu ñu nekkoon donc nañ xool côté boobu te bañ a xool fukk yoo xam ne ña nga ca woon kooku kenn mënatul dara ci ñoom ñu bëgg a annuler lépp lu mu defoon nañ ko jëlaat centre yooyu ñu jàppale ko ci mais nañ ko jox leadership kooku moo ko mën a jiite parce que kàddoom waxam présence physique am nu muy solo ak yooyu yëpp ngeen koy wax loolu mooy secret ba kooku mooy baatin ba voilà nañ jaar ci baatin boobu utiliser li nga xam ne si lu baax la loo xam mën nañ ko jële ci Kara mën na ko jox gone yooyu nga xam ne état mënul ci ñoom dara seen ndey mënul ci ñoom dara seen baay mënul ci ñoom dara waaye moom charisme may na ko mu mën ci ñoom dara man daal lii laa mënoon wax du question nag ñi ma doon wax lim nekk ab murit moo tax nga nekk murit moo tax doo ci wax déedéet du mu wax ci loolu damay seede li nga xam ne am na te bu ñuy analyser dañu war a analyser li nga xam ne si mooy li gën ci Sénégal gën ci xale yooyu parce que ñooñu mu doon sauver yéen ñii xëy na amuleen cas yu mel noonu mais am na ñoo xam ne am nañ cas yooyu ñooñu mënuñu def lu sant Serigne Modou Kara Noreyni mais loolu laa amoon ci lu ma leen di wax maa ngi leen di tàggu ak vidéo bii mu wax leen tuuti benn minute ak genn wàll ci Modou Kara di leen jox rendez-vous ba ci fan yi Khadim Gueye TV la tudd ku ci bindu woon na nga ci bindu activer cloche bi di seetaan vidéo bu Khadim def man moom ku ne lay wax du nekk da ngeen ma yónnee ay message dama génn tarare je prends mon temps déglu xool analyser def leen Modou Kara daal li ma bëgg mooy nañ xool côté positif ba lii am na dootul amati parce que yëgu ko mi ngi mel ne président mais ni ma leen ko waxee lum sas ay nit bu mënoon nekk fu nekk du soxla ab ministre du soxla ay maire du soxla ay dara moom mooy gérer lépp mais am na loo xam ne si da koy teg fee dénk ko nit bu loola moyee rek kooku moo ko war donc bu amee bu leen merekee na ngeen xool kii mu dénkoon xëy na moom amoon na yaakaar ci moom waaye kee war na ko waaye Modou Kara lu baax dong moo ko tax a jóg Serigne Touba dong mu la gëm man mii Serigne Mara Gueye mais di sama rak woonam ci at yee ne ma Modou Kara lii moo doon projet am dafa bëgg recenser ñépp ñoo xam ne ci àdduna Xaadim lañ tudd man mii ma tudd Xaadim sama tur jox naa ko mi ngi doon wut liste yi dafa bëggoon xam ñaata Xaadim ñoo nekk ci àdduna bi kii dafa seey ci Sëñ Bamba kii Sëñ Bamba daa seey ci moom donc nañ ko nangu lii buñ ko xool ci zahir mais nañu xool baatin bi mu yor voilà charisme bi mu yor ku xool li ko wër ak nu muy waxee ak nu muy doxale rek bu ko juge ci loolu ngay gis mais xoolal lam ca jublu ak moom mi mooy kan jërëjëfe Modou Kara Mbacké jërë ngeen jëf peace and love guys in the world yo ciao. bu ñuy jëfandikoo do re mi fa sol la si moom muy jëfandikoo abajada fa ñuy tàmbalee càmmoñ jëm ndeyjoor moom mu cay càmmalee ndeyjoor jëm càmmoñ. Hizbul Haq ñu gën koo xam ci parti de la vérité mi ngi ko taxawal ci atum 2004 kuréel gi nag li ko wutal ak kuréel yi ñu fi daan gis moo di moom xalaatam ak doxalinam jéggaaniw ko bitim réew léppam da ko sukkandiku ci njàngalem nit ku ñuul tey doomi réew mi muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ay sartam itam mi ngi ko teg ci juróomi ponk yi te mooy dëggal jubal leeral yaatal tey jéggale li ëmb liggéey bi yépp nag mi ngi ci li mu mujj a sos tudde ko Bamba fépp Bamba partout Bamba merci ne kenn nattablewul ni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yëngum akub dalam yépp mi ngi ko delawaat ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Bamba fépp Bamba partout Bamba merci kuréel la goo xam ne li ko tax a jóg moo di xam leen njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba maanaam idéologie bëgg itam ñëpp di ko doxe di ko jëfe ci àdduna si ci xereñam ak bëgguk Cheikhul Khadimam moo waral Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bindu lu toll ci 2 téeméeri téere ak 22 yooyee nag 2 lañ ci jot a génnee benn ba mu duppee ko Barzan jiw ba ca des asmaawu Cheikhul Khadim lii nag bokk ci liy dooleel kàllaamay réew mi ak alphabétisation. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni doon na ko ubbeeku dana jëflante itam ak mboolem ñi mu maaseel jamono
moo xam muy nitu diine nitu politique nitu aada woy tàggatkatu yaram yi ak waykat yi. yeesal bi mu mujj a def moo di musée mobile des xasaayid de Cheikh Ahmadou Bamba. ci pàttali Serigne Touba daan na jël lal ya gën a sell di ca teg alxuraanul karim ba noppi di ca sotti parfum yi gën a neex wëlbatiku moom tëdd ci suuf. tay fi tey ki nga xam ni moo di généralam di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni tànn ci yenn ci oto yi gën a rafet ci jamono te muy limousine def ci xaside Serigne Touba yi ngir wormaal mbindum Cheikhul Khadim lépp rek ngir wane mbindum Serigne Touba. te Serigne Touba moo ni woon kiraamati xatu yaddi samay kiraama mooy sama mbindum loxo. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi. virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët. bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqët buy wàlle jëfandikoo luy wàlle. virus bii di corona ci mbedd mi rekk nga ko mën a foree dugal ko sa biir kër. kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law.